promotion spéciale fin d'année àndandoog huile J'adore ak magasin Auchan lu kenn mësta gis du jamais vu bidon 5 litres huile de tournesol raffinée qualité supérieure à 4690 francs 4690 francs 1 litre bi 990 francs voilà 290 francs J'adore mooy dimbali borom kër gi mooy dimbali jigéen ñi ci waañ bi ñoo ngi xaar ba kenn nekkati fi di natt diwlin wala di ko jënd ci ay mbuus les magasins Auchan et l'huile de tournesol J'adore vous proposent le spécial fin d'année les 5 litres d'huile de tournesol raffinée qualité supérieure à 4690 francs 1 litre à 990 wala bi nag 290 francs donc qui dit mieux J'adore ak magasin Auchan ñooy bomb te ñoo xew J'adore ak sell te wóor xéewal ci jamono munta weesu xéewal ga am ca Touba Daaru Salaam Karo bâtiment kër ak tabax bu mu mën di doon karo ya cay dem bu baaxul rek yàq nga ko ngir loolee bañ leen a dal dem leen seeti waa Touba Daaru Salaam Karo karo yu baax rafet garanti méngoo ak jamono ca Touba Daaru Salaam Karo rek la am entrepreneur yi commerçant yi yéen ñi am projet tabax kër li ngeen soxla ci karo liy taaral seeni dëkkuwaay ma nga ca Touba Daaru Salaam Karo xeetu karo ak quantité bu ngeen ci soxla bu ngeen demee am nañu ko dañu leen koy jaay ci ay njëg yu murite boole ceeg lépp lu ngeen yittewoo ci wàllu sanitaire am na fa ay matériel yu taaru garantie mën a yàgg te yomb sanitaire rek bàyyil ci seen loxo li ko dalee benn fan ci weeru décembre 2017 ba fukki fan ak juróom ci weeru janvier 2018 promotion bu mag moo am ca Touba Daaru Salaam Karo lu ngeen fa jënd dañu leen di wàññil wàññu am solo ci njëg gi 20% 35% ba 45% de réduction ci njëg yi Touba Daaru Salaam Karo ñoo nga ca cité Fadia loo numéro 7 suñu numéro téléphone 33 855 06 09 33 855 06 09 Touba Daaru Salaam Karo am na it ca Thiès ak showroom bu mucc ay buñ leen fa defal ànd ak promotion bu mag ci njëg yi 20% ba 45% suñu numéro téléphone ca Thiès 33 951 30 20 33 951 30 20 Touba Daaru Salaam Karo boo fa duggee ba génn xam ne daa am karo ak karo. képp ku bëgg a dem aéroport international Blaise Diagne nguuru Sénégal yëkkati na loxoom teg ko ci yow ne kat da lay gunge ba nga yegg aéroport international Blaise Diagne ci ñetti pàcc bu njëkk bi ay ligne classique yoo xam ni dañuy déparé ci ay bërëb jëm aéroport international Blaise Diagne ànd ndoog Dakar Dem Dikk ligne 401 ma ngay bàyyeekoo Yoff 1000 francs rek ngay fay jëm AIBD ligne 402 ma ngay déparé Thiaroye 700 francs ngay fay waaye bu dee Tëngéej nga yéegee 500 francs ngay fay jëm aéroport international Blaise Diagne ligne 403 yaa ngi déparé Parcelles Assainies 800 francs ngay fay bu dee yaa ngi yéegee Kër Massar 500 francs ngay fay ligne 404 yaa ngi déparé Palais de Justice 2 ci Ndakaaru ca but ba daal di dem ba aéroport international Blaise Diagne ñaar téeméer dong ngay fay ligne 405 yaa ngi déparé Liberté 5 dem ba AIBD 1000 francs rek ngay fay ñaareelu pàcc bi ay navette express yuy daw 24 heures sur 24 déparé terminus HLM Grand Yoff jëm autoroute en face stade Léopold Sédar Senghor ci 6000 francs ci ay bus climatisé wala 3000 francs ci ay bus yoo xam ne amul climatiseur ñetteelu pàcc bi nag ay navette 24 heures sur 24 yoo xam ni ma ngay bàyyeekoo Mbour ak Thiès jëm AIBD aéroport international Blaise Diagne ci biir offre publique boobu nag nguuru Sénégal ubbeeku na ci privé yi ku ci mel ni Dakar Limousine moom it da lay yóbbu ba aéroport international Blaise Diagne ci ay oto yu mucc ayib yu bees tàq Sénécar Tour moom it daf leen defal offre spéciale di leen yóbbu aéroport international Blaise Diagne ci ay bus 25 places 35 places ak ay bus yu mag yoo xam ne yu climatisé yu mucc ayib dernière génération ak personnel bu ñu formé ci formation bu mucc ayib am nañu ay départ ca siège u Sénécar Tour ak ca place de l'Indépendance ca hôtel Virage Terrou-Bi King Fahd Palace Radisson Pullman Ibis rond-point Sarène ca Mbour rond-point Saly ak Shell Mbour li ci gën a neex mooy ay agent de sécurité dinañu leen gunge ba noppi ay bagagistes dinañu taxaw ngir liggéeyal leen te du ngeen leen fay dara ku ci bëgg a am lu la leer wooteel ci 33 824 10 10 33 859 77 77 wala nga dugg ci www.demdik.com. promo bu mag ci feetu fin d'année yaak Motorola da ngeen bëgg bëggal seen bopp jaaxal seeni xarit ci période feetu fin d'année yii ay njëg yu kenn mësta gis ci revendeur téléphone Motorola yépp ay smartphone yu doy waar Moto C bii nga xam ni 3G la dañ koy jaayee 41 900 francs dong Moto E4 Plus bi nag nga xam ni lépp ngi ci biir ak 96 900 francs dong promo bi fii ba le 31 décembre la ay smartphone dernière génération ànd ak qualité boo xam ni kenn mësu koo gis ci téléphone yi ñi ngi leen di xaar ci revendeur téléphone Motorola yëpp promo bi dafa am nu mu tëddee jeexal leen 2017 en beauté tàmbali 2018 bu neex ak Motorola.
xaritu auditeurs yi salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant boole ci di leen ziar di am mbégte bu baax a baax di ànd ndoog yéen ci suñu journal des faits divers ñu koy wax xalaas may nuyu bu baax a baax Mamadou Mouhamed Ndiaye salaamaaleykum. waaleykum salaam Boubacar maa ngi leen nuyu bu baax nuyu Mamadou Ndoye Bane nuyu waa Sénégal. di nuyu Ndoye Bane moom pire sañu xoor fa ñaambi ja ñoree bay pucc salaamaaleykum Ndoye. waaleykum salaam sama waa ji maa ngi lay ziar di lay bëggee bu baax a baax a baax. di ziar lom da Ngabou Mouhamed ñu ngi koy béggee bu baax di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi déglu ak fu ñu mënti nekk ci àdduna bi rek ñi ngi leen di béggee waaw di leen ñaanal bu sa journée bu neex a neex a neex a neex. di gërëm bu baax a baax aéroport international Blaise Diagne ci gungeem ci xalaas di gërëm bu baax a baax a baax diwlin bi nga xam ni moom moo di Jador diwlin Jador nga xam ni dafa wàññi ay njëg bu baax a baax ngir ñëpp mën cee jot. ci anam yi nga xam ne anam yu mucc la dem taxaw supermarché exclusif nekk ci magasin Auchan yi nekkit ci EDK Oil yi nekkit ci fépp foo xam ne rek daanaka dañ fay jaay diwlin di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen sant. di gërëm bu baax a baax Touba Darou Salam Karo ci seen taxawaay ci émission xalaas ak seen produit yu mucc ayib yi nga xam ne entrepreneur yëpp war nañ faa jaar xool ko ci wàllu karo di gërëm bu baax a baax Motorola nga xam ni moom mooy toj foire bi jamono yi ñu toll ni foire internationale bu Ndakaaru Motorola ngi koy toj moo ngi koy yëngal ndaxte gars yi dañoo am ñoom ñëpp ay budget yu doy indi seeni place Motorola indi ñeenti place yoo xam ni daanaka ku fa dugg rek da nga yéemu da nga yéemu ku fa ñëw da nga yéemu ci saa si ñëpp di romb place yëpp di ñëw di seetaan si Motorola te xam naa ni yéen ñii sax mbir ngeen ci biir loolee Motorola nag daal di def promotion bu mag boo xam ne képp koo xam ne ñëw nga fa ci foire bi jënd Motorola dinañ la may maanaam bon d'achat nga xam ne dañoo tàmbali bon d'achat yi ñëpp daal di ñiy jaay ñëpp daal di commencé ñoom tamit ay bon d'achat di ba noppi may la bon d'achat may la it yeneen neexal yooyu yëpp ci place Motorola yi la di gërëm bu baax a baax jii di CSB nga xam ne moom it am na fa place ci place Motorola yooyu ci foire bi Xuma et frère Biram Xuma am na fa place KMC am na fa place àndandoog Motorola Kër Nanding Badou Sakho toj foire. waaw ma ngay toj foire ba de. arrosé na ko ba mu tooy. Pape Lo Parcelles Assainies am na fa place moom tamit Espace Tel Rufisque ñoom ñëpp am nañ fa place ngir mën a képp koo xam ne daal dem nga fa dinañ la may sax ay accessoires u téléphone àndandoog ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Motorola. waaw fu ñuy tàmbalee. foire ba rek la ñuy tàmbalee ci Motorola. foire ba la ñuy tàmbalee ci Motorola lii la yàlla def. waaw moom la gars yi wax téléphone de l'année. loolu la yàlla def de. élu téléphone de l'année partout dans le monde. oui waaw ci ay innovation donc vraiment ak ci ay njëg yu xarañ. waaw téléphone 3G 41 900. waaw xam nga ëpp na. waaw boobu ñoom. waaw di photo di def nga ñëw jënd ko ba pare ñu jëkkati neexal joxaat la. mi ngi foire ba ci place u Motorola nga xam ne da ngay am WhatsApp am lépp. jamono dox na de ba téléphone di jar 40 000. mais waxuma la sax dox ndànk Motorola lu mu leen defal yéen Sénégal xamu leen ko sax. waaw. wuy ma waaw. xam nga fu ñuy commencé. xalaas bu doy waar. express boo xamante ne ji da nga am ay express. ci journalistes yi les faux journalistes de ce pays là. luñ defati. gis nga hôtel bu neex boo dem. waaw. fa nga leen di fekk. Méridien ña nga fa xaw ma King Fahd. waaw ñi ngi ci yi ne fii. waaw ña nga Grand Théâtre. waaw kilifa guy def rencontre maanaam moo xam meeting wala muy def ay bagages. ñoom dañuy ñëw di xaar per jëm. chargé de com yi. temps yi ñu ngi bëgg a dee. am na barki dee mu lu xew Grand Théâtre 86 organes de presse. moo nekk ci fiche bi. ku ñëw signé. de présence bi. 86 ñuy toog di xaar per jëm bay bëgg a dóor chargé de com ba. te loolu lu fi gis nga un vrai journaliste. balaa affaire yaa jeex mu daw mu dem. du ko fa fekk yëfee suy tas. du ko fa fekk. xanaa su fekkee ñiy jël télé ITV après kii bi. ñoo fay des pour jël seen kii dem. des fois chauffeurs yi sax dañuy signé. récupérer per jëm. ñu ngi ne xus ci dëkk bi. ndoy bante nga bañ yëngal réew ma laaj la question bu ndaw. waaw suñu métier mi daa bañ per jëm. mais per jëm yow sooy dem. Futurs Médias soo fiy jógee dañ lay jox paas. poser une question. da koy bañ kay. da koy bañ. waaw wóor na la. waaw.
xam nga ci phénomène Mame Less daal laa déggee per diem journaliste du jël per non diem. ça dépend ci conditions yi rek. Mame Less la ma la expliqué du loolu. ça dépend ci conditions yi am na ci conditions yoo xam ne. per diem est accepté et autorisé. per diem fi ça dépend ci conditions ñu yi. ko accepté autorisé. waaw faux journaliste. xam nga loolu di faux journaliste moom laa lay non wax. dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw. waaw bokkuñu ci journaliste yi. waaw yore benn carte de presse. waaw dama la wax li indi phénomène bi ñëw di ko joxe dama la wax li indi phénomène bi ñaar la. dafa am ci journaliste yi suñu classe gi ñoo xam ne ay chasseurs de prime lañu. seen dépense ñi ngi ko yaakaar ci dictaphone wala enregistreur bi ñuy yore. séminaire yi la ñuy wër doo leen gis mu ko sur le terrain accident am na fii wala par exemple ambulant yaa ngi marche wala par exemple ñu def benn reportage boo xam ne dañuy wax par exemple ci jamonoy Noël bi ñu dugg ci magasin yi xool doolu duñ def lool ci comme ni nga wax séminaire yi rencontre yi point de presse u kilifa yi ci la ñuy dox surtout politique yi ñooñu ay chasseurs de prime lañu am ci ñoo xamante ne ji chargé de com yi ñoo leen def ay journalistes mi ngi mel ne Boubacar ñëw gis ma ne dama am événement coordonnel ma wool ma presse bi dama ci bëgg couverture médiatique Mouhamed xamul benn journaliste gis jaase rek ne ko kaay ñëwal toog borom événement bi bu jàkkaarloog journaliste luñ bari day kontaan te xamul ñu duñ ay journaliste waaw léegi loolu it bokk na ci li yokk phénomène dolli waaw kii dafa doon def marchand ambulant ba yàgg yore carte de presse ñëw Radisson mbaa teeru bi toog di xaar rencontre bi ak journaliste yi te il y a 2 ans wala 1 an et demi fii la nekkoon di def marchand ambulant ba si yàgg ñëw léegi nekk journaliste yow njëkkeewoo ci Ménébar non déggoo ma de dégg naa yow mii njëkkeewoo ci doon Ménébar yow nekkoo port gee di yanu tey fii nga mujj waaw mais jàngul kee jàngul man du ma jël dictaphone dem taxaw ci séminaire bi di jéem a enregistrer ministre bi après jël numéro chargé de com loolu kenn santaane wu ko waaw loolu la ñuy dénoncer te encore per diem kooku nekkul ci benn organe waaw nekkul ci benn organe d'accord na nekkul ci benn organe yore dictaphone ñëw di si place journaliste yi mu toog fa dégg ma ne dafa am ay chasseurs de prime gis nga kay wax naa la ko per diem journaliste bi suñ ko fekkee ca fa mu nekk ñu jël ko yóbbu ko Saly ni ko dañuy dem séminaire loolu journaliste Samba Diop sariwu la foofu loolu ko dugalal ci téléphone bi loolu journaliste ba dina jël per diem dañ ko jëli ko fi yóbbu ko Saly mais Ndoye Bane def meeting am nu mu tuddati meeting am fële ca Pire journaliste yi ñëw ma pare ñu may laaj per diem xanaa ñu defuñu dañoo def si seen liggéey. moo tax ma ne la ndax suñ métier mi day bañ per diem nga ne ma da koy bañ ma ne la non ci ay conditions. ci conditions yi mais su fekkee nit ki da la engagé déplacé la indi la yóbbu la séminaire. ban loo ñu xëyee nii tey. non c'est non xëyewuma ñu jub ñi de. ñii doo am na ñoo xam ne ñu ngi def seen liggéey normal. oui ma du ma nangu corporation bi nga toog fii def xaaj ak seen. corporation bi yow yaa ma gën a xam ni li may xam ne mënuñu. yaa gën a xam ni ñëpp duñu journaliste. mais chaque jour ñu xëy ci corporation jàmbur duñu journaliste. barki dem ñoo ngi ñi nekk ci conférence de presse bi yëpp duñu journaliste. yaa ko gën a xam journaliste yi dañoo bariwul. ñi ngi bëgg a rey sëriñ si màggal yeeg gàmmu yeeg séminaire yeeg meeting yi ñi ngi bëgg a rey politicien gàmmu pire ña nga fa woon te filmé nii man gisuguma benn télé tegal ñu sunu gàmmu gi. oui ma yaa doon laaj. waaw fa leen ne di encaissé gars yi rek. waaw dugalal ma Alsane. waaw salaamaaleykum Alsane Samba Diop. maaleykum salaam Boubacar Diallo. waaw dafa am lu dugg tuuti rek ci biir xalaas bi. waaw lu xew. li dugg ci xalaas bi mooy journal dafa am ñoo xam ni. dañoo yore ay carte de presse te duñu ay journaliste. te dañuy ñëw ci biir séminaire yi dugg ci biir séminaire bi wala dugg ci biir conférence de presse bi toog ci place journaliste yeeg yooyu. yéen journalistes yi loolu nu ngeen ko gisee ak naka ngeen ko nar a combattre. xanaa nakarlu ko bu baax a baax ñooñu nga wax dañ koy woy les points com. les points com waaw dañuy créer site kenn xamul site yi fu ñu dëkk. waaye xiit mbàcc point com nekk ci dëkk loolu am na ñun sax waa Futurs Médias on a été victime de ça dafa am benn waay. dafa dem jël carte logo RFM defar carte presse boppam. dem si ministre Serigne Mbaye Thiam moom may dëgg. di dem foofu di laajte. maanaam interview ak ministre bi. ministre bi nee na xamu ko mu insisté. nee na noonu dafa ñëw bu ko ministre bi jokkul interview. moom dina ko jeebaane ci rajo bi. ministre bi woo gendarmerie woo ñu ne ñu xamuñu ko woo gendarmerie sama ñëw jël si ko foofu. fekk dafa doon laajte xaalis pour defar ngénteem. pour defar ngénteem. waaw ak ñoo bëri ci réew mi journaliste yooyu. waaw mais per diem journaliste yi dañ ko war a jël wala. waaw per diem ci mbirum presse. normalement journaliste war a jël per diem. da ko war a jël. parce que déedéet. c'est-à-dire yow bu amee benn organisme bu la invité. ci yoon. sa média moo la war a jël en charge. bu la invité séminaire. RFM bu la moo la war a jël en charge bu fekkee RFM trouvé na ci intérêt. couverture affaire boobu moo la war a jël en charge.
wala jox benn per diem parce que bu la joxee per diem boo demee foofu doo bind ne xamante ne xëy na ay njiixi jaax am na fa. xew ci presse bi tey dafa doy waar. loi bi am na maanaam code de la presse bi jàll na assemblée nationale mais lañu nu nguur gi di xaar ba appliquer décret d'application yi fi leer. ci golo bu yeewu mu ngi journaliste. léegi dëkk bi boo xoolee dafa lu ñuy wooyee les volontaires de l'information et de la communication les VIC. ay volontariat de l'information et de la communication nit ñëw na ne sa bureau ba gën a liggéey journal nga ne ko aw ma lu ma lay fay mu ne la ma fay baax na kooku du buti ma lay def. te boole ci tamit. nguur gi dooleel ñooñu. dooleel ñooñu parce que di leen jox ay possibilités yu ñu di couvrir ay manifestations fekk mënuñu bind mënuñu wax dara. parce que aujourd'hui même loi affaire presse bi buñ ci dul dem sax bu ñu xooloon bu ñu appliqué loi bi sax même avant le code de la presse. y a ce qu'on appelle la carte nationale d'identité de presse. commission moo ko war a décider commission baa ngi ministère de la communication depuis plus de 12 ans elle est en léthargie ministère de communication boobu liggéeyuñu. ñoo war a defar commission bi xam kan mooy journaliste. parce que yooyu boo demee ci commission boobu da lay wax sa qualité journaliste lan la. am na ay professionnels yu fi nag ay ñoom Malick Camara Mamadou Koumé mën nañu jox commission boobu ñu saytu. kuy journaliste. balaa ngay am carte ba dox lu leer. mais Sénégal rek day nekk sa kër defar sa carte d'identité defar sa kii defar sa logo journaliste nga. jaajëf Alassane moo tax ñëpp ñu ci réew mi. jaajëf Alassane non xaaral dañu war a raxas métier bi parce que xam nga la moo garaaw. ab réew. bu presse feebaree. justice feebar. réew mi nax saay. waaw doy na war de. presse feebar justice feebar réew mi nax saay. la le pays malade. mais xanaa Alassane. waaw baax na amul problème. dara damay bañ a non faj ko mooy appliquer loi bi respecter règles yi. def régulation bu war nañu il faut ñu jël seen responsabilité ministre de la communication fay ñu ko fii suñu impôt mu toog foofu war a di xool di compter poto nañu respecter presse bi maanaam appliquer loi bi war a nekk ci presse bi. te daa bëree golo métier bi. jërëjëf jaajëf merci beaucoup merci Alassane. defe naa ni day na waar. gars yi xam nga fu ñuy toog. ci hôtel yi gën a bakkane la ñuy toog mais lu leer laa la wax. dañuy xeex ku romb ñu ne la yoruma paas. ku romb ñu ne la tey ndekkiwuma ku romb ñu ne la tey añuma. dem bu ci fu ñu tàmbalee. ñi la yónnee dañ laa dogal ci oto. Mouhamed am na benn département boo xam ne politiciens yi dañ doon saraxe mbaam. wóo. suba dinaa indaale suba xam naa ni. wax naa waa politiciens yi ñuy saraxe mbaam loolu mooy lan. sama correspondant ba fa ne. mi ngi may enregistré ñu ne sarax ma depuis xam nga tey ji man su ma ñëwee ñu di la may mbaam mi dama naan la am mbaam mi ma may la waaye dañu jàpp buumu mbaam gi ñëw ba ci yow ni la am yàlla jox la. mbaam xuux. waaw damay bañ a wax département bi di frustré. non garaawul bàyyi ba ñu bàyyi ba élément bi ñëw. mbaam leen doon saraxe démb de. waaw saa waay bàyyi noonu amul problème. beneen xalaas. waaw fa may jigéen yoo xam ne dañoo amoon xew bu ñu doon dem su ma jumul dañ leen ko ndaayele woon keroog samedi. ñu ngénte lañ doon dem plutôt. ñu jëlee benn taxi golf doon dem marché bu bees monument Jambour. fàtte bagage ca taxi ba. maanaam yëpp bi ak valise yi ak yëpp ñu fàtte si taxi bi. taxi man mbaa ndey jaaxal dañu ko indil. borom taxi bi dimbali leen rek ngir yàlla. ndey la mbaa tasul. mi ngi ma ko jox daal foofu la. mbaa dëpp ñu. lañu waroon a yebbi lañ fàtte ci taxi bi. xam nga xalaas bi ñuy doore kii lu ko dal. waaw. da doon dem benn mariage dem na ba egg sax. gaare otom. dugg ci biir cérémonie bi. ci mariage je pense église dañ ko doon defee sax. gaare otom tëj jël caabi ci yóbbu. génn fekk ñu yóbbu oto ba. ca caabi jàngeeg moom. ooy Mamadou Mouhamed Ndiaye wóoy. caabi jàngeeg moom. waaw waxal Mouhamed waxati na. Mouhamed waxati na. wóoy. booy Ngaabu waxati na. déglu ko. dañoo sàcc sama oto waaw. ñu ngi koy sàcc samedi ay 20h yooyu ci église Sainte-Thérèse bi 44 L200 Mitsubishi. ah na nga bàyyi woon caabi ji bi. non dama ko tëj naa ko yore sama caabi. caabi baa ngi nii ak man. lan la def bu yóbbu oto. xaw ma dañoo am seen caabi xaw ma nu mu demee mais man daal dañoo am foofu benn mariage ma ñëw droité dugg si biir même pas 30 minutes ma génn fekk ñu yóbbu oto bi. est-ce que képp ñu ko yóbbu ko est-ce que gars yi. dem naa police Grand Dakar dem naa foofu ñëwul foofu ñu yebal ma central ma dem central di def foofu déclaration après dem naa gendarmerie Colobane aussi def fa déclaration heure boobu kenn du fourrière ay 8h kenn du fourrière dama droité yéeg ba ci kaw trottoir bi même mais 30 minutes defuma ko ci biir
double cabine yi. am na nekkoon ci biir ay bagages wala. waaw samay pièces yëpp a ngi ci biir samay pièces samay séquier ak sama yeneen documents yu am solo yoo xam ñu ngi ci biir oto bi. amul bagage yeneen bagage yi nekk ci biir. non amul benn bagage lu dul ay documents ay documents daal moo ci nekk amul yeneen ay documents. oto bi numéro bi DK 5109 M. 5109 M waaw mooy numéro oto bi. yow da nga génn rek fekk ko fa. damaa génn rek fekk ñu yóbbu oto bi fu nekk wër naa ko maa ngi def. da nga am kenn koo ko doon abal wala yooyu amoo. musu man dong maa koy dawal man dong maay dawal oto bi man maa koy dawal man musuma ko abal kenn parce que non du ma def location. sama oto bi moom lay liggéeyee dama ci commerçant la dama ci yëpp ciment ak fer yooyu noonu moom laa ci boo gisee am na porte bagage boo gisee ci biir aussi bon dafa takk ciment rip voilà. kenn musuma abu oto bi kenn musuma ko abu kenn musuma abu oto bi man du ma ablee oto moom kenn mënu du ma ko ablee moom oto moom. amoo soupçon ci kenn. non vraiment man amu ci soupçon kenn parce que vraiment musuma gis kenn koo xam ki ni intention ci oto bi pour sàcc ko vraiment loolu moom wax dëgg rek. ki ko sàcc lu mu ci jublu parce que am na oto yu gën a bees yooyu. waaw am na oto yu gën a bees loolu mais on ne sait pas xaw ma lu mu ci war a jublu xaw ma ndax dañ koy xam nga oto yi léegi dañ koy sàcc dem def ko pièce détachée voilà jaay ko jaay porte yi jaay moteur. dafa wut ay frein à main yooyu. frein à main yëpp def naa xëcc naa frein à main man dama xëcc 4 portes yëpp parce que man damaa liggéey ba ay 6 heures yooyu comme xew bi mënu ma ci woon ñu dem parce que sama cousine mooy marié mënu ma woon dem dëkk ba ñuy def fii réception bi jour boobu muy samedi dama war a liggéey mënu ma woon bàyyi liggéey bi dem ma dem liggéey ba ay 6 heures yooyu dem sama kër sangu ba pare àgg foofu ay 8 heures bi ma àggee 8 heures nuyoo fekk di sax nit ñaa ngi dem nuyoo bon ma gis marié bi rek après ma jox ko li ma koy jox ma génn fekk ñu yóbbu oto bi. billaahi c'est comme ça noonu la demee. noo ko tëjee commande wala caabi. caabi koy tëjee si bunt bi. caabi da ngay sirité xam nga mooy bis yooyu noonu da ngay soo génnee da ngay bës bouton bi tëj. voilà yow sa caabi bii copier la. non bii du copier bii la oto bi wàccaale. caabi bii nii. Mitsubishi yii lépp. Mitsubishi amul kawsu yii nii. non ancien modèle yi nii la ñu am du ñu am kawsu. waaw ancien modèle du ñu am kawsu. 2009 ba léegi yaa ngi dawal oto bi. 2009 ba léegi maa ngi dawal oto bi. léegi koo gis fàttali ñu numéro oto bi. TK 5109 M. allo. waaw. mais man yow gaari sama oto génn gisuma ko. looloo xew de. man nu oto ba def ba dem moo ma jaaxal xanaa dañ ko jàppoo yóbbu. mais gars yi dañoo aay nag de. gaa yi nit ñu ubbi dañoo am ay caabi yu ubbi oto. am ay caabi yu taal oto mais da nga fàtte jaxase ni ñu ko defoon. waaw dañuy ñëw rek da ngay tëj sa oto am na benn machine bu ñuy yore machine bi moom boobu moom pour ubbi mais pour taal moom gisaguma ko. pour taal moom gisaguma ko. est-ce que duñ ko yàq taale ko taqale fii li ci suuf. xam yooyu nga gis ci film yi. waaw mais xam nga film moom mënoo gëm lépp. mais yi am na benn waay bu ñu jàppoon fële ca Sacré-Cœur Mohamed benn mariage. paa yi nekk ci jàkka ji. takk ba pare dugg ci biir kër gi di waxtaan. benn waay yor ay caabi yu bare bari ubbi oto yëpp lu ubbi. jël la fa ne avant muy départ nag la gaa yi génn. jàpp bi ñu ko jàppee li mu yor ci caabi. toll na ni na ne min façon caabi bu ne waaye police jëppal lañ ko mujj yóbbu. te gaa yi loolu rek li ñuy liggéey de. ku yóbbu caabi la weesoo oto rek. xale bu jigéen bu tudd Binta Samb. 25 décembre bi lay am 4 ans. doom ci Talla Samb ak Dégène Seck. waaw nee nañu waagu ñaay la dëkk waaye école bi muy jàngee Cité Port la nekk. waaw dafa wàcc école ànd ak seen benn doomu dëkkandoo. benn femme. ci niñ ko waxee ay lunettes yu noir la takk. ñëw ne xale bi kañ dem dama la yóbbu nga léttu ji. xale bi topp ko. ci lañ ko gëj a gis ba léegi. feeñ na bii ay 2 heures du matin booru déggal loolu route de Boune. non gars yi ñoo ay. route de Boune moom mooy commissaire man inspecteur laa ci terrain bi la ma fekk. moom ci bureau bi la ko fekkoon ñu jox ko bagage bi. ëpp na. waaw bii daal feeñ na route de Boune. la feeñe la feeñe. parce que dañu publier woon photo bi ci Facebook bi ak numéro téléphone yi. réseaux sociaux yi xanaa xam léeg-léeg dana doon avantage man bàjjenam laa doon waxal interviewé woon naa bàjjen bi sax. ba mu waroon a jàll tey. mais avant may tëdd biig jot naa information que ñuy feeñ na fële ci route de Boune. noonu kon. waaw ñu koy paasante nañu noppal seen bopp. waaw xale bi feeñ na. waaw keneen ki ñu doon wax ne aussi dafa feebaroon dafa réeroon. waaw ñu for ko. ñi ko for ne na ay mbokkam signalé wu parce que dafa feebar. kooku tamit feeñ na. feeñ na waaw léegi
waaw port nu fa xew ban. càcc ga ñoo indi woon nañ ko fi mais waa ji li muy jaabante ci rajo ji bari na. bitim réew lay dem ak ñëw di indi ay oto ki bagage am na ci femmes yu bari daan nañ ko kaas temps yi passé. kii nag moom mbir mi da koo sonal. defoon na ni affaire bi arrêté na mais démb xaw ma bërki démb la jëli otoom. fekk biir port. waaw biir port oto yi nga fay indi. waaw. oto yi ñuy indi. waaw. waaw ak bagage yi ngay def sa oto. waaw lépp la ñuy sàcc. lépp la ñuy sàcc. waaw loolu daal jaaxal na ma. waaw. déglu waa ji kay. ñu déglu ko ñu déglu ko. ñun li ñuy def si port bi vraiment métti na ñun bu ñu dugalee suñu oto yi jënd ko extérieur de chargé ko fay transport lépp buy quitté fële en Europe vraiment ay tubaab ñoo ñu koy chargé te duñ ay jullit te buñ ñëwee fii li ñu si naqari yëpp fii lay amee Dakar te ñoom ñëpp ay jullit lañ man affaire boobu jaaxal na ma benn. ñaar lii nag man dafa maa métti ba si kanamu yàlla ki koy def nag moom bàyyi nañ kook yàlla. te yàgg-yàgg yàlla na ko yàlla weer tey li muy jël suñu alal ji nii yàlla bu mu ko jik yàlla bu mu ko jik te yàlla na ko gis balaa ren di déwén parce que ñun ñëpp la tàngal suñu xol vraiment lii métti na naqari na te li ñuy sàcc moom mu ñëwoon taxaw wax ak nit ñi sax nit ñi dimbalee ko bu amee problème sax moo ñu gënal waaw parce que taskatu yaakaar la te taskatu yaakaar nag moom xam nañ li si lislaam wax ñëpp li xam nañ li si suñu borom bi wax léegi nag li may ñaan li ñuy sàcc ni man tout le temps man li may sàcc dinaa ko def sax vidéo filmer ko ay appareil lève-vitre la ñuy sàcc lu ne la ñuy sàcc si biir loo xalaat rek loo xalaat dañu koy sàcc si biir oto yi te li ñu metti si port bi li ñuy gën a metti si port bi Grimad lañ ko jox xamu kuñ ko jox te ñoom benn jour sa oto bu fa fanaanee da ngay fay am magasinage te ñoom lu ñu sàcc sa oto mënoo ci dara da ngay perte du mujj fenn amoo fenn foo koy jooytoo te li ma si gën a jaaxal man saa yu ñu sàccee suñu bagage yi am na ku ñuy woo fii Dakar buñ ko wooyee dañaan si saa si am na ko te kooku du xamul sax fu aéroport féetee te kooku moom waroon nañ joxe turam ñu def enquête si moom parce que lii ñuy sàcc si oto yi si biir port bi lañ koy sàccee dama koy wax ñëpp di dégg sama baat si biir port lañ koy sàccee wuñ ko benn bitim réew ña fa nekk am nañ fullaak fayda ak mat ak gëm si ragal seen borom ba yu ñàkk fayda yooyu duñ ko sàcc fii donc Afrique la ñuy def yooyu bu ñu waxee ñu naan un pays émergent fii fu mu émerger jëm pays ba nga xam booy dóorkat booy sàcc moom loo bëgg day sotti du mujj fenn jàmm ngay am booy liggéey di sonn ñu lay yàqal di la kale ay sàcc kese nekk si biir port bi nag mu neex leen mu naqari leen gouvernement nag war nañ see taxaw dañuy raket. non mais les autorités sont directement interpellées. ah oui dafa am loo xam ne dafa ñaaw c'est la deuxième fois ou la troisième fois ñuy wax lii ci biir port bi. yow boo indee say bagages. oto boo ko indee ñu wekki lamp yi. oto bi mu mel ni nit boo xam ni dafa ñëw ñu dindi bëñ yëpp. ak bët yi. lépp la ñuy dafa am loo xam ne dafa ñaaw. ñaaw na de. waa ji waxee na non port autonome de Dakar lii dafa ñaaw. trop. waa ji nee na un pays émergent fu ñu émerger jëm. non mais c'est moche en fait. mais yow da ngay dem bitim réew di fa liggéey daan fa sa doole jënd say bagages. ñaaw na de ñëw def ñu sàcc ko. c'est extraordinaire. et c'est pas la première fois. te du mujj fenn. te boo fa defee benn fan. ñu ne da ngay fay emmagasinage. non mais c'est abusé port Dakar. c'est abusé directeur bu bees moo tudd na. c'est honteux pour le Sénégal. waaye lii dafa ñaaw waay. ñaaw na trop. non léegi fi chaîne la de léeg-léeg ñi leen koy embarquer ñooy wekki bagage. déedéet si man kay dund naa ko. déedéet ñi koy embarquer léeg-léeg ñooy wekki bagage. waaye mënuñu la ko embarquer fële di la ko embarquer. xam nga yow nooy def da ngay jënd sa oto dama koy yónnee baan bi nekk Sénégal ñu woo nit mu dawal ko dem yóbbu la ko fañ koy yóbboo yow boo ko joxee kooku ca nga cay pare ñoom ñooy embarquer ñooy indi léeg-léeg ñoom ñoo koy wekki. saa waay. wuy ma yëf yi fii la. wuy ma yëf yi fii la. fii la port bii la. port bii la c'est pas la première fois nit dañu fi indi sax ay oto yu bees ñu koy voler et puis lève-vitre sàcc lève-vitre. kii moom it gaa yaa ngi yëngu de. lève-vitre xool ñëpp a ngi bind. ñëpp a ngi yónnee ay vidéo ñëpp a ngi yónnee ay vidéo ñëpp a ngi yónnee ay. xam naa daal saako ceeb yi daal moom. ci port bi lañ koy. xottee di ko sol ci mbuus di génnee. soble yi saaku ceeb ñu xotti. soble ñu xotti. oto ñu dindi. ñu dépiécé. waaw. les rats de port. bu ñu bàyyi ubbi conteneur dañuy mës a ubbi conteneur fekk ci néew. xam nga sinon yi bu ñu dee dañ leen dugal ci conteneur yi delloo seenum réew nañ bañ a bàyyi ubbi conteneur yi rek. doy na waar. sooy fu ñuy tëjee. non sooy tey daa mer de. fu ñuy tëjee waxal waay réew mi kenn du ko wax lépp doon wax kat. waaw ñaari ñoo ànd. déedéet directeur général du port directeur général du port lii. nañ tëjee doo ko dem interview xanaa. man dama koo xamul sax. waa ji béy la. nu mu tudd
kay ki nekkoon agence mais statistique ñi de démographique wala ñu ñi ko- gérer sécurité am na ñoo xam ne ñoom lañ jox sécurité wu port non. waaw am na benn entreprise boo xam ni mooy gérer sécurité bi biir port. en plus de la gendarmerie mu nga fa. ah. ah mais quand même nañ ci wax. kii dafa. oui kii ma waaw bii nga bëgg ñu tëjee ko wala maman tonton bi noonu lañ tëjee bii booboo gën de bële la auditeurs yi gën a yittewoo ban ci acca maman tonton bi ñu denc bii ba suba. waaw waaw baax na ay ca kon maman tonton ana maman tonton. xanaa tout le pays a été victime de ça au port. mi suñu téléphone yaa yàqu. waaw man mii dem li may jot bari na trop. ah. li may jot bari na trop. Aïcha Ban, c'est la doxalal. même chose. nee na il a raison. Voilà. j'ai été gardien là-bas li ñu fay sàcc mënoo ko imaginer. te ku ci wax ñu dàq la. kenn du wax de. doy na war ah xëy na ku bees ki indi lu bees. Mouhamed waaw kii maire bii di wax. waaw cousin am koo xam ne ñoom ñaari seen ñaari yaay seen yaayam ak papaam ak yooyu ñoo bokk ndey ak baay ak yooyu. waa jooju moo jël enlever doomu maire bi maanaam sa doomu mag bu jigéen. waaw nga enlever ko fase sa jabar. maanaam jarbaatam waaw jarbaatam la ñuy tas yóbbu seey ak moom. fase jabaram. ñu mu ni may leen ma ko ñu bañ. fi mu ni kenn xamul ndaw sa fu mu nekk moom it kenn xamul fu mu nekk nee na cas ndaw sa xale bu yóbbu may baat jabar ja est-ce que ndax topp sab jarbaat. léegi nag famille baa ngay bëgg a tas. ñu déglu yaayu xale bi yaay xale bu jigéen bay expliqué. wooy ndoy waxati déglul nañ dem. Vince jàqale nag moo tax may wax ak yow muy kii ma def lii tey ji muy sama càmmiñ bi ma fonkoon muy sama doomu nijaay da daan ñëw ci si man xale bi nag 2007 lëkk gëj a gisee ak moom bi papaam gaañu boobu sax defagul entrée en sixième. rarement nag lay ñëw sama kër sama doom nag bi sama taaw bu jigéen bi mu ko joxee numéro téléphone am janvier daaw la diggante le 31 janvier bi mu ko joxee numéro téléphone am nag ci la dajee moom ci biir këram. mu dajee moom tombé sama doom ji nekk en état de grossesse sama taaw bi ci la sama doom bi jógee woon dem di ko dimbali muy vacances yi man nag bi ma fi jógee nag tombé sama taaw bi wasin ma ngénti ko le 22 may demaat Touba pour ngénti fa le 29 sama beneen doom ba fa ne laa fa am 3 mois ndekki diggante bi def na ngoro ci sama kër taaw bi ñuy ngoroo ñoom ñaar di ngoroo ñoom ñaar di ngoroo yëguma tinuma ba bi ma ñëwee jabaram en personne moo ma woo téléphone ndax lu bari dama ko daan def ci biir famille bi. léegi man bi ma jabaram wooyee ma ne ko nag waxu téléphone jarul ñu koy wax bàyyil ba suba ëllëg sa di vendredi vers 13h jabar ji woowaan ma téléphone war a dem jumaa ma ne ko léegi dama lay tettal sama kër bu ko defee nga ñëw ñu mën a waxtaan ma ak yow. ah bi mu ñëwee mu ngi may wax waxi ngoro naan ma ah sa rakk ji day am na ngoro gu bees boo xam ne xale bu tuuti boo xam ne élève la day jàng ñu koy wax maman te booba jabar ji sax xamatul kuy maman ndax gëj na ko gis depuis 2007 booba sama doom bi sax defagul entrée en sixième année bi papa ji gaañoo la fa ñëw lu mat 2 yoon ba 3 yoon fàtte nañu sax kuy maman ah ba mu ñëwee nag di wax ak man ma di ko déglu muy wax di wax ba ne ma 24 décembre daaw bi passé dafa ànd ak doomam ji nga xam ne mooy caatam ñu dem kër ku ñuy wax ngi Sali Njaay maa ngi ne tekk toog sama ñaari goro ngi toog sama doom yaa ngi toog jabar ji di ma expliquer fii la jullee 2 heures ay jooy lañ fi jëlee maa ngi moom ma ne ko de toutes les façons bu dee sama maman dina leer ndax boobu mu ngi sama kër taaw bi muy expliquer di expliquer ne man maa ngi nii fi ñu toll nii faaleetuma daf may ñaawal bu guddi jotee mu ngi woo maman ngi waxanteeg moom dugg na fi génn fii mais nag sama doom ba mu demee 24 décembre dama yaakaar ne pour 2 heures de temps la ñu génn moom ñoom ñaar diggante jëkkër a jabar pour dem rek noosi si Dakar dem dellu si waat mu dem nee na mu veillé fa fanaan ba bër set bi mu dikkee caatam bi ci boppam ki mu àndaloon moo jàkkaarloog yaay ji ne ko sama yaay de sama papa mu am na ku muy doxaan ku ñuy wax maman te kër ngi sa tataa ngi sali la ne xanaa du ngi sali Njaay te xanaa maman Njaay sama doom mu ne maa ma ne ko xanaa du moom moo ne day ngoroo moom te xanaa ngi sali toog du ko seetaan muy sama taaw boobu bi ñu waxee ba retrouver affaire bi ndekk woo loolu dëgg la ma woo maman di ko wax maman le 13 mai boobu la tombeek doomam bu góor di takk jabar ba jabar ji ne ma dama bëgg sax ñëw dëkk si fii ma ne ko déet dinaa la wutal mais dinaa rek la mu ne ma léegi nag naa jël maman ak ngi sali Njaay yooyu indi ko ci biir kër gi ndax jëkkëram lii lay def ay xale yu ndaw lay fooye xam naa nag xale bu ndaw bi dama toujours dama naa xale bi muy doxaan yërëm naa yaayam ndax yaayam bu xamoon kii ni mu demee du ko takk waaw mais sama doom jooju mujj gi finalement dafa mel ni xale bu góor bi dafa mel ni sama càmmi bi da ko liggéey mënumaa wax lu mu dégg bi ma ko mujjee na woo sama taaw bu góor bi nekk Touba ma boole koog moom ma ne ko man problème mu maman daf may bëgg a dépassé àjjuma la ñëw bàyyi liggéeyam samedi dimanche lundi waa ji takkar naa si encore woowaat bi ko waa ji woowaatee
mu ñëw ne ma ci salle bi yaay ma ne naa mu ne ma maa ngi dem ma ne ko foo jëm yow ma defoon da ngay continuer jàng mu ne ma dee damay dem fi may liggéey ma ne ko ñuy liggéey sax bu ñu doon liggéey 3 mois sax bàyyi nañ seen liggéey ba inscrire maman ñëwal nga toog ma expliquer wax ak moom li may wax ak moom ba pare fi ma ko ne waa ji yàgg takkale du ma la ko may ndax am naa lu ma séq ak jabaram jiite ma taraanga joo xam ne mënu ma toog di la ko may yàgg doomam yéen a waroon na mën a def du ma la may diw du ma la ko may ca la na ñokkee jóg dem yoonam bi ma ko booleeg magam bi nekk Touba nag woo na ko entre temps ne ko maman ñëwul nga fekk si ma Touba bi mu ñëwee la ko fa magam ba tëyi ma daal nan la nu manigancé ba mag ji ne léegi bu ko may bu ëllëgee lu mu ci gis muy noonu samay càmme yi ma bokkal ndeyex baay ak samay doomi ndey ne duñ ci jaar ndax waa ji baaxul muy le 18 bii passé dafa say jabaram aawa be te woon day aawa day takk sama doom comme aawa te boobu yëguñu ko sama taaw bi bu ko yëgee nag lañ ne ko duñ ko may jabar tey duñ ko may jabar ëllëg sama doom bu góor bi nag daal di koy woo téléphone ne ko jarul nga yónni fii bu doon benn nit mayu ma la jabar tey mayu ma la jabar ëllëg ñu wax ko sama doom bi dafa jooyo ba sonn ma waa ji waxuma woon lii fu ma dem ñu ne ma daf ko laal xale bi 3 mois moo desoon pour mu war a def examen bac ren a ngi nii bi mu demee ba def inscription mun naa la jox numéro téléphone sax seen professeur seen proviseur yëpp ñëpp ba barka démb ba samedi dañ maa woo waaw di wax ak man ci problème bi maman ma ne leen maman de désormais man fu mu ne gisatuma ko ndax mënuñu fexe ba gis ko moom daal xëy na fajar di woo ko te ñëw fëgg néegam di ko woo pour mu jóg jàpp julli gisul kenn ci biir néegam bindul message bindul dara noonu la gàddoo ay yërëm dem tey jii la am 18 jours recherche bu ne ñu ngi koy def mënuñu fexe ba gis ko su ma waxee samay mbokk ñu ne mbirum mbokk la nañu xaar tuuti xëy na mais bu ñu woowee waa ji léegi sax désormais dana daan wax ne maa ngi Saint-Louis wala dama tukki nangam ak nangam mais léegi nangootu leen a wuyu fu ma dem na ñu ne ndaw si mu ngi ci kër waa ji fu ma dem ci sëriñ ma ndaw si mu ngi ci kër waa ji ndax waa ji dafa am lu mu ko def man nag lii moo ma jaaxal ndax man yi mënatumaa toog mënatumaa taxaw sama mbokk yi jaaxle nañu man mii ndeyam jaaxle naa mënatuma nelaw guddi mënatuma nelaw bëccëg ndax moom ndax am na yu bari yoo xam ne sax mënoo toog di ko wax ndax mbokk la sama doomu nijaay lenqe la waaw sama rakk la doomam tey moo waroon a defanteeg moom ndax waa ji ci boppam taawam bu góor le 13 mai la doon takk jabar ndax lu nekk rek mbokk la koy teg te bugguma lenn jabarama nga ne sama nit la waaw jabarama nga ne sama nit la ba ji nga xam ne tey moom la tàggool ndax sama problème yi doom te ma nga takkaat jabar ba fitel mbaa daan fan yee passé ndax nëpp bi léegi dafay yàgg may naxanteeg sama doom ndax bañoon sama doom lii dal ko pour mu daw waaw te li ma doon bañ nag tey mu ngi nii am kenn xamul fan la ne te dafa ànd ak metti bopp di wàcc si bët yi. xalaas. est-ce que. mi ngi noonu ndijaay jaani ko cas léegi waa ji naan na la cas waaw ndijaay ji daal nee na ko cas yóbbu ko mu doon te ndijaay dëgg la waaw ndijaay dëggantaan la waaw. te dafa bëgg a takk jarbaat direct. ci suuf na ko jaar ci yoon. waaw na ko jaar ci yoon. waaw mais ñoom nee nañ ko duñ ko may jabar. nee na duñ ko ko may. moom lu yéeme la lu yéeme la de. lu yéeme la kenn xamul fu ñu koy waxee kii nee na dafa réeral fay na nee na dafa réeral portefeuille am. waaw ci wetu brioche dorée bu Almadi. waaw portefeuille am bu marron. portefeuille bu marron. waaw kii Abdou Sarr la tudd am na 55 ans. Abdou Sarr am na 55 ans. ba noppi Abdou Sarr ci boppam dafa réer xel mi nag neexul Abdou Sarr mi ngi réer samedi 16 décembre ca Thiaroye. dinay wax wolof ak français. waaye xel mi daal neexul. xel mi neexul. waaw képp koo xam ne gis nga ko mën nga jokkoo ak ay mbokkam. ci 77. 947. 29 57. kii borom kii di waa ji nu mu tuddati Daouda Mbaye la tudd. Daouda Mbaye non ko for ay këyit yi rek nañu ko indil. waaw ñu indil ko këyit moom boo ko foree. boo ñu ko indilee fii rek amul benn problème. waaw am na sax permis ak carte grise bu ñu ma jox. kooku xam naa suba dinaa ko annoncé incha allah. maa ngi leen di gërëm bu baax a baax. waaw ku lay dóor ni Mamadou Mohamed Ndiaye. ku lay dóor ni xam nga mbay. dari suñu mbay te ñun dañuy jafandu ci mbay. waaw moo tax nga koy baal ndeysaan. ndeysaan. baat gërëm nañ la. waa di la sant kii de nee na ma le vol est légalisé au port. loolu da la wax. suñu téléphone a ngi toj Ndiaye maa ngi lay gërëm. maa ngi lay gërëm bu baax Boubacar. yàlla na sant yàgg. jaajëf. ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax. waaw sant kon yooyu yëpp daañu ci dellu si waat bu subaa incha allah. jërë ngeen jëf.